xam ne dañ ko wéer ci àndu nawle dañu nawlonte ak suñuy mandant dañu nawlonte ak suñuy militant ba tax na am nañ aada année syndicale bu jot te année syndicale moo 1er mai moo ko marqué année syndicale bu jot dinañ jàkkaarloo ak opinion bi askan wi ak liggéeykat yi pour xamal leen liggéey bi nga xam ne dox nañ ko ci année syndicale liñ ci def ak li des ak li nga xam ne at mu bees syndicat bi war na tax ba ñëpp takk seen ndigg pour ñu jàkkaarloog loolu nga xam ne moo des loolu mooy tradition bi nga xam ne am nañ ko moo nekk aussi jataayu tey bi loolu nag boo ma laajee ni ñu koy apprécier lii ñu leen wax ni wax ko askan wi wax ko liggéeykat yi ñoom xëy na ñooy apprécier taxawaay CNTS FC mais li ma la mën a wax mooy CNTS FC takk na ndigam pour taxaw ci fépp fu nga xam ne bëtu liggéeykat xonq na moo xam mu bokk CNTS FC wala bokkul CNTS FC parce que loolu mooy suñu warugar ñun dañ jàpp ne ni ñuy doxale mouvement syndical ak mission bi niñ ko déggee ak niñ koy doxalee rivalité ak adversité amu fi place fu bëtu liggéeykat xonqe dañu war a taxaw fu mu bokk baax na waaye nag loolu tekkiwul ne dañuy propagande wala dañuy jël militant wu jàmbur suñu mission moo demee noonu ci kaw loolu nag li nga xam ne moo xew ci presse bi muy APS di RTS di Soleil APS ak RTS amu fa benn militant CNTS FC amu fa benn militant syndicat lañu am Soleil waaye la fa xew du ñu ump te aussi la fa xew dañ ci war a taxaw ndax ay liggéeykat lañ la fa xew mooy dañoo faral di gis ne li ëpp ci tooñ yi ñuy tooñ liggéeykat yi parce que loolu la gundu xatal bi ñuy gundu xatal liggéeykat yi parce que loolu la ñu ngi ko daan gis lu ëpp ci secteur privé bi ba tey nag mu nga fa parce que boo demee ci miinu Sabodala yi ak miinu Mako yi ak CGO ak même Forteza ba tey ñu ngi fay am ay jafe-jafe yu tar malgré les 14 tonnes d'or yi nga xam ne moom la ñu produire fële ca Mako ak Sabodala ak Sareya terewul ba tey liggéeykat yooyu seen salaire méngoowul ak production bi seen condition de travail méngoowul ak production bi rax ca dolli les multinationales de l'or craignent la syndicalisation allergique à la syndicalisation donc combat boobu aussi ñu ngi koy mëne foofu donc ba tey ñu ngi am jafe-jafe yu comme niñ ko amee ci gazal aussi waaye nag tey jii li xew ci service public audiovisuel mësul am li nga xam ne moo xew ci service public bi nga xam ne état mooy garant liberté ak droits syndicaux yi ci APS mësul am parce que APS ñun mën nañ cee wax parce que dañ cee dox te dox bi antuwul dañoo sol suñ dàll dem seeti directeur u APS waxtaan ak moom pour ñu trouver ci waxtaan ak ci médiation situation ba fa am ban situation moo fa am na ay jigéen ñu nga xam ne ay chef de département lañu woon ay haut cadre lañ ñu dàq leen employeur nag am na sañ-sañ dàq liggéeykat loolu aussi xam nañ mais nag da ko dàq ci yoon syndicat bi di SYNPICS gis ne dàq bi ñu ko dàq du yoon mu jóg engagé combat loolu lu jaadu la lu ñu war a nangul syndicat la que jiite SYNPICS muy Bamba Kassé di liggéeyee APS ci kaw loolu ñu suspendre salaire am ñaar ba ñetti at a ngi nii suspendre activité professionnelle am ma ne loolu dafa amul ci benn code du travail amul ci benn loi code du travail convention yi ak loi yi nationale comme internationale li mu wax mooy liggéeykat bi bu tooñee da nga koy jox demande d'explication mu tontu li mu tontu bu la doyul am nga droit sanctionné sanction bi mooy avertissement mise à pied ñett la ñetti fan ñeenti fan ba juróom-ñetti fan moo ci ëpp diir boobu ñu lay mise à pied amoo droit salaire parce que dañu suspendre sa contrat loolu mooy sanction wala boog ñu blâmer la wala ñu defal la avertissement mbaa ñu dàq la loolu mooy sanction waaye suspendre moom abada kenn xamu ko surtout ci salaire ba tax na loolu jàpp nañ ne war nañ ci trouver solution RTS am na aussi ay jafe-jafe yi mooy kër ga direction ba dafa dugg ci wàllu syndicat dafa dugg ci aussi di xoqalal di affecté ñi nekkoon Fatick mu yóbbu leen Kédougou ñi nekkoon Dakar mu yóbbu leen kii
syndicat bi nga xam ne daal moom la ñu taxawal ku bëgg ku ci bokkul daal di nga sonn boo bokkee SYNPICS wala CNTS di nga sonn parce que ñun amuñu fa. loolu nag mu nekk lu nga xam ne jàpp nañ ne warul demee noonu ci kaw loolu dem nañ ci ba am na salaire yu ñu suspendroon waaye loolu wax dëgg yàlla dégg naa réglé nañ ko léegi. am na aussi ay affectation arbitraire ak daal ambiance bu nga xam ne dafa xaw a diisal liggéeyu kër gi ak li ci xew lépp ci biir ba tax na loolu it ba muy tàmbali ba dara xewagul oo naa sama rakk Racine parce que Racine nag wax dëgg yàlla ma wax ko fii sama rakk la jàmm rek laa ko yéene te su ma sañoon lépp lu ma mën ci liggéeyam ak ci leneen ma taxaw ko parce que ñoo bokk dëkk ca Guédiawaye am na yeneen cadre aussi yu nga xam ne ñoo ko bokk yu bëri yu nga war a tax ba xam ne man war naa taxaw taxawaay bu nga xam ne day indi jàmm looloo taxoon ma woo ko pour ñu jéem a xool nan la ñuy def pour indi solution waaye nag liggéeykat yi aussi nañ xam ne njaatige bi moo yor kër gi loolu nangu nañ ko njaatige bi moo yor kër gi mooy jël ay décision li nga xam ne kay moo tax a jóg syndicat décision bi su jaarul ci yoon ñu wax lal waxtaan su lal waxtaan réglé wul takk ndigg noonu la waaye nag mënuñ ñu ne directeur bi du jël ay décision directeur bi du doxal ni mu ko bëggee këram loolu dañ ko nangul waaye nag syndicat li muy taxaw mooy ci kaw décision yooyu ak ci kaw doxal kër gi lépp luy yokk liggéey bi ci lu rafet ñu wax ko lépp lu koy yàq ñu alerté ko bu doxalee lu nga xam ne jàpp nañ ne méngoowul ak yoon ñu waxtaan bu waxtaan jurul dara ñu jàkkaarloo noonu la syndicat yi doxee te loolu moo am RTS am nañ yaakaar ne nag mbir yi dina soppeeku foofu wax dëgg yàlla Soleil lu raw loolu moo fa am parce que Soleil ñun suñu syndicat ba fa nekk dafa am ay candidats délégués ñu affecté leen am ki jiite syndicat bi ñu affecté ko bi ñuy def candidat délégué yi ñu lu nekk dugg dañ ci di menacer lu nekk ñu def ko mais ñoom xamuñu ne délégué bu ñu formé bu baax délégué bu ko xam liggéeyam day dimbale employeur ñu dàq ay nit ci loolu ci situation boobu suspendre ay salaire loolu nag moom liggéeykatu Soleil xaaruñu ay syndicat wala ay centrale dañoo takk ñoom seen digg réglé ko ci saa si yaakaar naa dina am solution loolu it avant muy am yaa xam sama rakk la woo naa ko pour ñu trouver solution wax dëgg yàlla ne woon na ma dina ci trouver ay solution mais ginnaaw bi gis naa ne liggéeykat yi daal taxaw nañ ba mbir mi ngi réglé kon loolu jàpp nañ ne loolu nga xam ne moo xew foofu xew poste parce que poste aussi mu ngi ci situation bu nga xam ne wax dëgg yàlla waruñ ko seetaan ndax li mu représenté ci askan bi li mu représenté ci économie bi ak service public bi mu représenté li xew aussi dans le syndicat du Trésor ak Excaf la fa xew aussi daanaka daanaka mën naa ko tudde ne dañu bëgg a confisquer activité légale bi au profit de Canal Horizon loolu it duñ ko mën a nangu parce que wax dëgg yàlla Excaf ci TNT bi am na ci ay jéego yu am solo yum ci dox pour askan wi kon war nañu régler conflit bi am foofu parce que su amee ay plus de 400 travailleurs la ñuy liquider foofu ci secteur bi donc secteur yi nekk en lutte ci service public muy waa agriculture di waa impôt di waa domaine di waa trésor di waa poste di waa kii ASP yi ASP 72 ASP la ñu arrêté seen i contrat te ba tey le besoin est là kon ñooñu aussi war nañu rétablir seen situation donc dans le secteur public ay jafe-jafe ngi fi ñu yaakaar ne loolu lu ñu war a régler la parce que kilifa réew mi mooy garant liberté yi di garant activité bi di garant lépp am nañ yaakaar nag ne taxawaay bi ñu daan taxaw ak moom gisee bi ñu daan gisee ak moom lu jiitu 1er mai parce que 1er mai c'est solennel waaye daan nañ am ay rencontre pour que mun ko souligner li nga xam ne mooy proposition centrale yu mag yi ci wàllu conflit yi am parce que du ñu ñëw rek ne ko lii moo xew dinañ ñëw ak ay proposition pour permettre ko moom tamit mu régler problème yi de façon juste et équitable te bañ a lor kenn loolu jataay yooyu yàpp naa ne su continuer dinañ mun a régler problème yooyu nga xam ne ci secteur am la moom moo ko yirif bi ci des mooy mouvement syndical
mouvement syndical dafa nekk ci ay tolof-tolof waaye tekkiwul ne dafa dee tolof-tolof yi nag boo ko dee seetlu jaadu la ndax mondialisation dafa jur acteurs yu bëri tasaare doole ji également tasaare liggéeykat bi am lu bëri lu mu yàq ci mbir yi ba tax na dafa am ñaari secteur essentiel yu nga xam ne dañu nekk ci xeex lu ëpp fukki at a ngi nii muy éducation ak santé am na yeneen dans le secteur privé waaye dans le secteur public exemple la bu yàggul secteur transport dañu am jafe-jafe ñun am nañ ci ñaari entité ñu waxtaan ak ñoom ñu liggéey favoriser benn cadre ñu def grève ñu régler problème bi grève bi arrêté loolu exemple la ci la xew ci éducation bi ak ci syndicat yi loolu moo tax ñu xalaat ne war nañu def plateforme de lutte et d'unité syndicale mu nekk plateforme bu nga xam ne du centrale waxuñu kenn kaay bokk CNTS/FC dañoo wax ne bëre bi ak xeexu syndicat bi ni muy doxee depuis ay dizaines d'années war nañ ci taxaw pour organiser waat liit yi pour renforcer unité bi parce que loolu moo lu jural li ñuy wax dialogue social de restitution dialogue social lu foqati la ñuy def li ñu yoroon moom ko nekk ci suñuy poos wala ñu négocier ba am ko ba àddunay baax accord protocole d'accord résout définitivement la crise dans les relations professionnelles aujourd'hui c'est le protocole d'accord qui en est la cause loolu xam nga daanaka lu jaxasoo la loolu yépp la ñu constaté ñu ne CNTS/FC na jël initiative dem ci mouvement syndical yépp waxtaan ak ñoom pour ñu dajewaat organiser waat lutte yi créer plateforme bu nga xam ne ku nekk da nga ciy ñëw ak sa nafsu